ay ca Omar kàddu gàngo mi ngi noonu kon Thiat sunu gan mu doon un plaisir di fàttali ni Thiat ba nga xamee yàgg na parce que est-ce que xam nga en tant que Y'en a marre maa la njëkk a invité Oxygène ñu ñëw jour boobu dañoo xuloo woon ñun ñaar ci leen nekkee xarit. dëgg la wolof Njaay nee na ànd balay baax xamee day jiitu ah. dëgg la il fallait que ñu laale doo nga xamee. dëgg la di la ziar bu baax. comme ay Omar lan peut-être on a le même tempérament. mais Thiat tey ji mbiri kilifa. peut-être ajjuma am na li ngeen di waajal balaa ñuy dikk ci loolu. est-ce que di nga nekk à l'aise depuis quelque temps kilifa nekk ci kaso bi. ngay nan nga koy dundee quelqu'un boo xam ne depuis 20 ans yéen a ngi ànd ba groupe kër gi Y'en a marre daawaloon taxali ko mu mel ne ñaari seex yoo xam ne foo gisee rek Samba rek gis Demba ca wet ga bis ñëw nga xam benn waaye bu tudd Thier jaare fa xam kilifa naka de relation boobu mooy tax kilifa dugg kaso loolu nan nga koy dundee yow en tant que je ne parle pas de mouvement Y'en a marre mais yow personnellement parce que si j'étais à ta place peut-être man tey day metti c'est ça. dëgg la mais Omar posé nga ma question bu am solo. Parce que au-delà de li ñu doon ak li ñu représenté ak li ñuy nekk ak ci kuréel yi ñu bokk ay nit lañ d'abord kilifa du 20 ans 40 ans la parce que nee naa man ak moom laataa ñoo juddu la ñu xamante li ko wund mooy suñu ñaari waajur bi ñu ëmbee ku ci nekk suñu ñaari waajur ay xarit lañ moom yaayam mag la ci sama yaay donc kon jàpp naa ne ca booba lañ nekkoon ñun di nas ne bu ñu màggee danañ sos lii di groupe kër gi bi ñu bokk kon man sama genn wàll moo nekk ci biir kaso bi fi mu ne wax ak yow nii genn wàll nit la parce que sama moitié moom moo nekk foofee ci biir su ma ko jëlee ci humainement su ma ko jëlee ci nit bu ma amal rapport mais su ma ko jëlee ci li ñu sombi ko man ak moom bi ñu nekkee xale njëkk cee dugg kaso ca Kaolack boobu 15 ans la ñu am ñu am ay mandat ay maanaam ay garde à vue ci kaso yu bëri fii ci Sénégal am naa sax benn xarit bu ma naan dafa mel ne kaso yu bëri yéen leen violon yi bëri yéen leen inauguré fii ci Sénégal kon en tant que combattant bi mu doon en tant que xeexkat bi mu doon ak li mu gëm di ko prôné fa mu nekk moom man xam naa ne maa ko gën a nekk man ci kaso man maa ko gën a nekk ci kaso lu tax parce que man maa des ak famille yi man maa des ak xarit yi man maa des ak njaboot yi man maa des ak xame yi man maa des ci mbedd mi man la nit ñi dajeel kon man maa ko gën a nekk ci kaso mu métti lool mu nekk loo xamante ne lu jafe la lool parce que parfois di nga am noo war a doxalee wala noo war a taxawee wala noo war a xoolee noo war a defee parfois du nekk luy nit ñi di yaakaar wala du nekk li nit ñi di gis et là c'est vraiment l'homme qui vous parle et c'est très compliqué mais damay sant bi nga xamante ne kilifa bokk na ci famille boo xamante ne xoolee wuñu ma ku fi bokkul frère lañ ma jàppee grand frère lañ ma jàppee ca famille balaa bokk parce que seen waajur bu jigéen moo ko fa samp seen waajur bu jigéen bokk na ci ki njëkk a défendre suñu groupe bi ñu nekk muy groupe kër gi buñ daan répété que ñoom kilifa moom moo ñu doon làq kon li tax ma nekk ci à l'aise mooy que ne famille bi man dañ ma boole ci seen biir boole ma ci seen bopp jox ma bopp te rocci wuñu làmmiñ ne ma noo ci taxawee loo ca def noo ca defee yow boo ñu loo rendre ñu compte parce que kilifa seen kilifa la yéen parce que ñun xëy nañ deret la bokk ak ñun waaye yéen mooy yéenay famille mooy yéen ñi Y'en a marre la ngeen bokk ak moom bokkuñu ko ak moom la ngeen seq moom sequñu ko ak moom mais depuis quelque temps yaa ngi génn dans les médias peut-être bu famem doxale woon noonu dina gën a tar ci yow parce que Salit da cee gaaw te mi ngi bëgg a yàgg ci kaso bi mais tey jii Thier est-ce que du regret ngeen war a tey jii wala erreur boo leen di nangu ci ni malgré que yéen da ngeen am seen parcours Thier seen xarit la mais bi ngeen dem ba xam ne waa ji ci côté personnalité ak moralité am na ci loo xam ne moom jël na beneen yoon parce que aussi fi dara na bu fi nit ñi xam nañ kan mooy Thier fréquenté bi ngeen koy fréquenté bi ba mu jural leen lii tey est-ce que tey ji du rëccu quelque part wala benn naïveté ci seen côté parce que man à mon avis lu mu nekk seen wëllëre ak li ngeen gën a fidèle en amitié waroo leen woon continuer di ko fréquenté. waaw mais xam nga man mënumaa rëccu lu ma xamul man nit doomu aadama doo rëcc loo xamul kon ku ma waxoon ne ma Thier mën na sax taxaw ba wax ak policier wala waxul la ba dugg kaso du ma ko gëm kon li mu nekkoon xamoo leen ko xamul lu ma ko ku dee ak sa bàmmeel te da ngay wax te yàlla tax ak lu munti am li ma ko xamal laa ko mën a seedeel nit la ko xam ne xamante nañ depuis 95
ñu seq jàmm seq teraanga ci yu bëri. li ma ko xamal mooy déglu alxuraan ak jàng alxuraan. te ku dee ak sa bàmmeel du parce que tey la problème am na ma war ko sosal wala di ko waxal lu ma xamul ci moom. loolu sax la kilifa am xam ci moom looloo indi kóolute suñu diggante ak moom. parce que bu fekkoon ne xëy na xam naa ne moom am na leneen lu safaanoo ak lim ñuy wan lu mu nekk di def. du ma ko fréquenter sincèrement. donc loolu déception laa am plutôt que ay regret. je suis déçu je suis même abasourdi dama jaxle dama waaru. parce que nit bi ma xam ak li may gis ak di ko dégg ci moom. du musul romb sama xel ci ne moom amee na boobu taxawaay. mais jege bu doon tax a doon xarit ndox du togg jën. dëgg la bi mu génnee de interview mu def ak Pape Alé Niang on a l'impression que daf mel ni ku lay dugal yow mu doyul sax ci kilifa mais ci daf mel ci yow. en tant que journaliste man sama xalaat ni may xalaatee peut-être mun na bañ a demee noonu mais man loolu laa gis. sincèrement damay bàyyi appréciation wu nit ñi parce que l'avocat suñu coordonnateur pôle avocat am na yu bëri yoo xamante ne daf ñu empêcher. ñu dossier bi mënoo ci dugg mbirum dossier bi. mais li mënut am li am ba am mooy ne dig woo na ma entendre ma ba ma dem juge bi woo na ma entendre ma ba ma dem. loolu lu am la ci mbir mi. maintenant ku ci extrapoler wala wax ci leneen wala autre chose loolu. man mënuma ci les commentaires sont li ma xam daal. ba xam ko mooy ci li ma ko dégg mu wax dégg naa ci ay incohérences yu bëri. parce que ci biir vidéo yow ak kilifa ci biir oto nga ne sa doom moo feebar pour nga faji ko. nga def sa interview nga ne yow sa doom dafa waroon a dem jàngi. muy premier aspect boo xamante ne sénégalais yi faw ñu taxaw fa seetlu parce que kuy jàngi du visa ngay wut pré-inscription ngay am wala bourse. loolu ñëpp xam nañ ko ci Sénégal. donc foofu rek bu ma fa taxawee. gis naa fa ay incohérence après nag damay bàyyi sénégalais yi ñoom ñu analyser ak seen xelum bopp. ñu gis son avocat li mu wax mu ne ñi ko agressé ñoo publier vidéo bi. te moom wax na ne ñi ko agressé kilifa moo yónnee ñoo ko agressé xam nga kilifa mënu ko agressé ba pare publier vidéo boppam. loolu xel nanguwut ko yenn wut maanaam. li ma si mën a wax daal ba wax ko mooy ne dama jàpp ne yoon bu defee liggéeyam. li njëkk mooy mu établir kan moo publier les vidéos. parce que foofu la ñu war a taxaw. kan moo publier les vidéos parce que Thier mi ngi ci biir kaso bi depuis Thier ñi ngi ko jàpp teg ko loxo depuis le 14 juillet 2021. vidéo yi ñi ngi tàmbalee génn le 24 juillet. ci fukki fan yooyu lan moo ca xew loolu la sénégalais yi bëgg xam. loolu la sénégalais yi war a xam. mënut weesu loxoy avocat. parquet ak gendarmerie. kon il faut que cybercriminalité def liggéeyam. pour éclairer sénégalais yi fan la vidéo yi jàpp parce que vidéo yi wadeewul ci asamaan si. avant muy yegg ca média ba ko publier wala média ya ko publier. am na fu mu jaar am na ci loxo yu mu jaar am na nu mu waddee ci seen ay loxo léegi loolu nag tant que leeral luñ boobu aspect sénégalais yi seen xel du leer ci mbir mi bu baax a baax a baax. Sandiogou. macha allah. waxtaan wi am na solo. ci li nga xamante ni bi mooy affaire kilifa bi vraiment ñuy ànd di bokk ak ñëpp naqar bi. ci téye bi nga xamante ni bi moom lañ ko téye parce que jàpp naa ni fi mu toll nii moom leer na ni téye bi moom am na leneen lu ko sumb est-ce que man dama jàpp ni téyewu kilifa bi. est-ce que yaakaaru leen ni albumu saay-saay la bi ngeen génne woon est-ce que yaakaaru leen ni loolu naqar la goo xamante ni gi laaloon na état bi laal boo xamante ni bi laal bu garaaw la parce que nit ñi dañ ko doon wayantu mu nekk kii boo xamante kii bu am succès la que ni affaire bii nga xamante ni bi moom mooy li am nii ñu profité ci est-ce que yaakaaru leen ni ba tey loolu moo téye sax kilifa ci kaso bi man pour man loolu laa yaakaar quoi. mais kilifa est victime de son engagement. waaw ku ne xam na ne Sénégal kilifa li ko téye ci kaso bi du lenn lu dul xeex yi muy xeex. ak di ko mën a ci réew mi. amul leneen lu ko mën a expliquer parce que munoo jàpp Thier Simon ak kilifa. nga ne leen ñoom. trafic de migrants ñoom ñett ñëpp ñoo ko bokk chef d'inculpation. trafic de faux ñoom ñett ñëpp ñoo ko bokk. corruption. ñoom ñett ñëpp ñoo ko bokk. nga bàyyi ñaan ñi. waaw téye kenn ki. te ñoom ñett nga bokk li nga leen inculpé li nga leen accusé. waaw loolu yenwul maa xam nga xel nangu loolu. pour le cas de Simon on peut comprendre. non c'était lié à sa maladie aussi. non sa maladie du lu bees. sa maladie 2017 la ko mais dafa aggravé wu en prison. oui mais dossier bi. bi juge bi di déglu Simon premier jour di ko inculpé ce jour-là son dossier médical était là-bas
son médecin joxe woon na toutes les garanties di wane ne Simon mi dafa am traitement bu spécial bu muy jël xam nga toog nañ fi benn jamono depuis 2017 2019 avant même les élections Sénégalais yi naan Simon jënd nañ ko kenn déggu ko kenn gisu ko fekk boobu Simon mi ngi AVC. non man xamoon naa. on a failli le perdre. côté gauche am bi yëpp am problème. on a failli perdre un frère. waaw mu nekkoon lu ñu métti te mënuñu communiquer ci jàngoro yi doomu aadama. bu yoon ñu noppi ca mais mu nekk lu ñu métti lool. des gens mal intentionnés. jàpp deru Simon bi di ci yàq lu nekk naan diwa ko jënd ak non Mambey ñaa moo ko jënd diw moo ko jënd di yàq deram. fekk mi ngi feebar tëdd. xoolal loolu. tey xëy na ni affaire bi feeñee rafetul du lu ñu doon souhaité. mais feeñ na donc dossier médical Simon dafa mus a nekk foofee. xëy na nag son état dafa aggravé wu. moo tax procureur bi boobu prétexte kese la ci jël mais jàpp naa ne muy Simon muy kilifa. su du woon feebaru kilifa Simon bi du leen bàyyi ba heure bi da leen di téye parce que c'est deux membres de Y'en a marre qui dérangent cet état saay-saay lañ doon bañ. waaw ah. am na yeneen yi ñëw Mito ngi ñëw. Mercedes ngi ñëw bu kilifa fa mu ne. la muy def ak la muy togg ak la muy préparé bu génnee. incha allah dinañ ko yàq teg ko ci kaw table bi saay ñun ñoo ko wax. mais léegi ak suñu non saa xaaral ñun ñoo ko wax. waaw suñu responsabilité la ñun ñoo ne Macky saay-saay la bu pata bu duuf. te jàllewuñ ci ginnaaw. buñ fekkee loolu moo tax ñu ñuy traqué. eh bien nañ ñu jàpp ñun ñëpp parce que jafe-jafe réew mi kenn mënuñu cee teree taxaw. problème mu sénégalais yi kenn mënuñu cee tere taxaw te jàpp naa ne xel nanguwut nga ñëw ne kilifa. xam nga man. mais est-ce que tamit yaakaaroon ni seen erreur de communication man loolu laay jàpp. parce que dama jàpp ni gaynde bu dabee waxambaane. bu dabee waxambaane ca doxin wala. kilifa bi ceer kiiwee sorteem bi mu def. génn maanaam dafa génn maanaam mel ni moom dong la. léegi mu wéet. est-ce que loolu taxul ñu ñeme ko. non ngeen di def tey mënoo la ko njëkkee est-ce que tey loolu taxul ñu ñeme ko. non je suis désolé. ah képp ku ci am analyse boobu noonu. erreur bi ngay def. man ci téléphone man ak yow werante nañ ci. parce que attitude bi ngeen amoon bi muy doog a dugg. maanaam low taxaw yëngatuwu leen ci dara. non non c'est que caat yéen xam ngeen réew mi wala xamu leen réew mi. non ça dama bëgg nga taxaw foofu. waaw allez-y. il faut que ñu comprendre rente. Sénégalais yi ñu seetaan dama leen di àbbu tuuti rek. xel. kilifa. waaw. bi bërëm première vidéo bi génnee. waaw mu def sa déclaration. deuxième vidéo génn. ñun Y'en a marre ca la ñuy soog a def communiqué. waaw ca la ñuy soog a def communiqué. communiqué wuñ bi ñu ko jàppee ba noppi de. dañoo communiqué laataa ñu koo jàpp. parce que communiqué nañ 2 mois après. yoon di ko soog a woo. waaw il faut pas que ñu fàtte loolu. waaw te bi ñuy communiqué ñun li ñu wax. waaw ba tey. mooy li am. que kilifa est présumé innocent. tant qu'il n'est pas jugé et condamné ne ko coupable nga. waaw muy benn aspect. beneen aspect bi mooy dañoo bëgg justice def liggéeyam. waaw mais c'est que xam nga dañoo bëgg justice def liggéeyam. boobu man pour man foofu ngeen juumee xam nga man pour man. Thiat. bi première vidéo bi génnee. deuxième vidéo bi génn. man pour man bu ngeen ñëwee li ñu naan qui veut la paix se prépare la guerre. c'est que yéen xam ngeen ni am na leneen lu nekk ci ginnaaw li wala xamu leen ko. c'est que man bon war ngeen xam ni lii am na leneen lu nekk ci ginnaaw luy génne lii. si léegi yéen. bi ngeen génne est-ce que taxawaay boobu tamit moom ngeen waroon a taxaw. parce que tey am na nu ngeen doon taxawee nit ñi yëg ni parce que am na ñoo xamante ne dañuy wax sax ne Y'en a marre bàyyi na kilifa. dañ ko lâché ah maanaam dañ ko lâché am na ñu wax lool. dégg naa ko donc loolu tamit est-ce que du ci lañ gars yi sukkandiku pour ne voilà léegi nag kii moom. waaye léegi nag loolu moom ku waxee loolu moom nit ku waxee sa bakkan la wala sa sago. parce que buñ ne Y'en a marre lâché na kilifa. mais Simon ma damay accompagner ça rek pour doole benn preuve xam ne affaire flagrant délit la. mais au moment où ñu jël dossier bi rek yóbbu instruction pour guddal mbayum noor. foofu war ngeen comprendre ni fii la gars yi jëm ak foofu laay waxee yéen dama ne. waaw képp ku ne Y'en a marre dafa abandonné kilifa ci sa xel nga ko waxee ak ci sa sago nga ko teg. waaye dama non man gëwuma ni da ngeen ñëw damaa teg Y'en a marre ne. waaw xanaa ku ma xool man. waaw ak la ma bokk ak kilifa seq kook moom. ñu bokk groupe. waaw bokk teraanga. waaw parce que su kilifa fayeekuwul du ma fayeeku. bokk li ñuy liggéey. ñu ne dënn waay ñu bokkati kuréel muy Y'en a marre su ko Y'en a marre abandonné woon sax xanaa man dañ ma ci xool ne caat du bokk fu ñuy abandonné kilifa. waaw xeluwul non au contraire. Y'en a marre a pris une posture républicaine bu dippee ci attitude kilifa moo njëkk a mettre Y'en a marre à l'aise bi yëpp ne tap moom moo njëkk a bind ne damay taxaw gars yi damay taxaw mu expliquer ñu man bi ma kilifa bi mbir mi génnee bi vidéo yi di génn nekkuma Sénégal waaw
bi ma déggantee kilifa mu wax li ma wax ak moom ci téléphone. dama xam ne kii li may wax dama ko xam. parce que xam naa sama rapport ak moom. 2004 lañ commencé tukki ñun waa kër gi 2004 ñu ngi sos groupe bi 96. 2004 lañ commencé tukki ci àdduna bi fépp. 2004 ba barki démb bi kilifa di dugg musul régler extrait de naissance ci suñu ay voyage parce que munu ko xamu ko c'est bokkul ci ay prérogative am. kaay dem déposer la am aéroport 21h la ci xam tukki da koy lakk da koy sonal bugut ko waaye nag fiñ ko jaar keneen kuñ kilifa kuñ fa jaar ci sa xarit boo xam ne xamante ngeen 95 saa njóogu bu doon yow la. su doon yow la Omar non loolu moom ba ci Macky Sall laa la loolu moom ànd naa ci. bu doon xaritam. waaw non non bu ñu àndal depuis 25 ans rawatina xarit buy déglu alxuraan. moo ñëw ne ko am na question moo ñëw mais ma ñëw rek moo ñëw ne la sama doom moo feebar. waaw dama ne la bu doon man mii caat xëy na sama loxo laay dagg man jaay ko pour taxaw ci. foofu preuve bi ma ci am ak contentement bi ma ci am mooy kilifa dafa dëggal ne ma dafa ma dëggalal foofu ne ma dafa gore ci àndandoo. man loolu laa si jàngat. xam mun naa jàngat ne xarit waroon na xarit. mais man jàngat bi ma si jàngat mooy xarit bii di kilifa. waaw ku doy xarit la. waaw parce que li muy représenté image am ak lu mu ci mënti doon xarit moo ko yóbbee lii mu egg. kon man dama ci kontaan daf ma feddali coloréem ci àndandoo. te loolu sénégalais yi dañ ci war a bàyyi xel. maintenant pour ñëwaat ci sa question ça. waaw Y'en a marre attitude bi mu def. su ko defuloon tey nga xeeb ma. tey du ma ñëw nga invité ma fi sa plateau. parce que mënuñu dóor doom nag làq doom. c'est pas parce que c'est kilifa que du ñu exiger mu leer. ni may bëggee mu leer ci Bougazelli bëgg mu leer ci député yi. bëgg mu leer ci dossier yi Macky Sall teg concam yépp noonu laa bëggee dossier kilifa leer parce que loolu mooy suñu warugar. nous sommes une entité nous sommes une institution boo xam dañoo bëgg Y'en a marre tey jii doonatul ay caat ñun ay caat ak i kilifa ñun suñ ginnaaw la ne. suñu jeunes yii di ñëw meññeef bii ñu yor. ñu legee leen loo xamante ne nii danañ ko fekk ci anam bi baax anam bi gën. te anam bi gën boobu noonu mooy toujours ñuy wane attitude bu responsable ak bu républicaine. c'est un mouvement boo xam ne c'est un mouvement sérieux du ay caaxaan moo ëpp kilifa moo ëpp caat moo ëpp Aliou Sané moo ëpp képp ku bokk ci biir mouvement bi. mouvement bee la ëpp solo. Mel Betty mu relancé la. waaw ci sa bi ngay débuté yaa ngi wax ni Thierno Diallo neen man Thierno Diallo ma def ci parenthèse bu ndaw man je n'ai rien contre les journalistes ou bien la presse en ligne mais dafa am loo xamante ne ay contre-valeurs yoo xamante ni bu ko nit di incarner man pour man samp ko sa micro du yoon. parce que pour man da nga naan ku incarner contre-valeur yow yaay star bi yow la ñu war a jox micro te am na ci loo xamante ni nag journalistes yi ñoom ñoo war a assainir seen milieu bi loolu lu mu sama xalaat la. yaa ngi doon wax bi ngay dégg. yaa ngi doon wax naan que ni Thierno Diallo biñ koy jàpp ak bi vidéo bi di génn kii bi 10 jours la mais problème bi mooy Thierno Diallo li ñu koy wax mooy mënuñu ko dédouaner xam nga lu tax mënuñu ko dédouaner même bu fekkee génnewul vidéo yi ngor moo mayewul ngay wax ak sa nit di ko filmer moom dès lors mu filmer kilifa rek moom tey jii bu nu génnee vidéo bi daf ci am 100% responsabilité moom sa responsabilité est engagée à 100% kon mënuñu toog di ko dédouaner que mu génne ko que mu ñàkk ko génne que bi vidéo yi bi ñu koy publier mi ngi kaso mënu ci set parce que film ba moo warul woon loolu benn la ñaar maa ngi dégg léegi nga wax ba dugal ci justice nga ne justice loxo dossier yi président teg kuddam ak affaire yooyu dama ciy rebondir pour wax ni tey rencontré ngeen Cheikh Diop CNTS/FC ba ngeen fa génnee moom d'accord na ak yéen ci point yëpp mais lenn rek la d'accordul ci terme justice dafa jàng bi ngeen wax donc may laaj ndax yéen seen langage aussi des fois ni ngeen di radicaler est-ce que nekkul ni loolu aussi da leen di poser tout le temps problème. non xam nga jeng moom moo olof la. li muy tekki ñëpp xam nañ ko. mooy ku ŋaralewul. mooy ku weng. ku tëddewul njaaxaanaay mooy ku tëddewul njaaxaanaay. nekkul ci digg bi mooy koo xamante ne nii da nga war a teg fii tànk nga weng. mais jeng indil justice rek balance la. balance bi defee nii rek jeng balance bu wengee rek. jeng xam nga bu dul jeng moom mooy weng. mooy wetu. kon xam nga justice Sénégal dama jàpp ne. mun nga ko tuddee nu la neex. moo bu la neex indi ko teg. mu des indépendant. indil xalaat bu la neex ak xam-xam ak philosophie bu la neex. soo ma munee tekki lan mooy ndayu nga jàpp kilifa sur la base de benn vidéo bu benn nit génne mu waroon dem flagrant délit yóbboo ko flagrant délit nga yóbbu ko instruction bàyyi
des députés de la République yoo xamante ne nii le sceau de la République lañ leen jox muy passeport diplomatique ñu téye ko ñu trafiqué ko fen ca lay ca takk ca ay mariage góor jigéen def ca leneen ak leneen mu laal benn appareil bu rëy a rëy ba tey ña ngay lëmbe nekk ca la leen neex nga jàpp benn nit bu tudd Bougazeli waaw bu dee tëj nañ ko juróom-ñaari weer waaw mais kan moo may yàpp man Sénégal bii naan ma juróom-ñaari weer doy na ci koo xamante ne nii économie réew lëmb la daaneel lay daaneel c'est vrai nga ne mus nañ ko tëj juróom-ñaari weer am na ñu ne banque la yoroon këram mais koo xamante ne yow billet noir lañ la jàppee te bu xam li ci ginnaaw billet noir yi lan ak lan la te amul non mais Thiat dafa mën a laam-laamee li tax ñu bàyyi ko moom bi muy dem kii bi mu jaaree sens interdit da ko jubbanti quoi bonne conduite parce que dana ko bu sens interdit la non c'est vrai tu vois ce que je veux dire mais ñaata dossier ñoo nekk ci rapport yu IGE Cour des comptes épinglé ci ay nit directeur poste directeur port directeur COUD ñoom 94 milliards yeneen ak yeneen yoo xam ne ni doo ko lim Macky Sall jël kuddam teg ko ci moo ko wax tele ñëpp di seetaan kon tey ji ku ñoo ko wax ne justice jengul xëy na dafa jengewul sa côté wala da ngaa féetee fële wala boog am na nu mu demee mais man dama jàpp ne jeng moom moo olof la buy féetee parloo te justice bu Sénégal dafa parloo teguwul ci yoon te loolu buñ ko xeexul ku ne dama cee bokkul tey dalluma laaluma sama yoon nekku ci suba dana la laal parce que ñi nekk ci biir kaso bi tamit quand même tey subir ay injustice waxuma la kilifa parce que il faut que Sénégalais yi xam ne li ñuy taxawal nii di ko sos du pour kilifa kese xëy na kilifa nag bokk na ci élément déclencheur yi bien sûr mooy li ma wax sànq xëy na bu kër Modou di lakk da nga naan sama yoon nekku ci mais bu laalee sa kër si ngay xam ni lakk di mel dëgg la kon kilifa élément déclencheur la ci mais ce combat là nous voulons le mener pour toutes les injustices yi Sénégalais yi juste rek une dernière question ma dégg naa ni préfet mayu leen autorisation je sais pas xaw ma autorisation xaw ma parce que kenn xamul marche moom defe naa ni du autorisation da ngay demander pour ñu encadrer leen ak force de l'ordre pour bu gën a bu vendredi bi waaw non décision génnagul ak FRAPP France dégage ñu nag FRAPP ñoo bokk li ñuy def mais lire naa ko quelque part de préfet bañ nga non dégguma ko de dégguma préfet bu ko mais yéen moom ngeen di déglu non ñun yëgal nañ ko waaw jox nañ ko xamal nañ ko def bi yoon defatuñu marche rassemblement la ñuy def fi ñuy woowee allée des centenaires rond-point Sing Sing pour éviter xam nga Sénégal il faut que ñu leer dañoo jàpp suñu marche buntu université jëm assemblée mu interdire ko mais moom bi ñu koy interdire moo la gën a xam ne bu nee interdire na ko Y'en a marre ak FRAPP duñ dellu ginnaaw moom moo la gën a xam parce que préfet bi sax du ma wax ak moom ndax préfet bi moom agent APR la bu nekk fii bu ñu fi teg c'est un militant de APR bu fi toog moom décidé wu dara ñay décidé ñoo la gën a xam ne buñ nee autorisé wuñu Y'en a marre ak FRAPP pour ne citer que Guy Marius Sagna ak Thiat mu ñoo la gën a xam ne duñ dellu ginnaaw ñoo la gën a xam yéen rassemblement bi li ko waral mooy indépendance de la justice bi ngeen doon wax ñoom ñoo la gën a xam ne duñ ca dellu ginnaaw waaye yàlla def bi ñuy préparer marche bi dafa am ay kuréel yu ñu demoon seeti ca kuréel yooyu ñu demoon seeti ñoom ñoo ñëwaat ci ñun nañu ñëwoon ngeen seet si ñu nangu ànd ak yéen mais ci condition bi mënuñ ci dem pourquoi parce que dañu jàpp ne buñ ko interdire ñun buñ ca demee dina dëppoowul ak ñun li ñuy woote te comme ñëw ngeen wooñu bañ bokk ak yéen bu dee jox ngeen ñu cër suñ cër boobu dañ bu ngeen dellu dañ leen koy delloo di leen ñaan ngeen changer itinéraire c'est normal mais comme dañ ñu ko wax mu yéex lool ñun leen mënuñu changer itinéraire parce que def nañ communication ba noppi mais on va faire mieux dañuy décaler d'une semaine xam nga ne kon ñun on est animé de bonne foi et non seulement dañoo décaler d'une semaine mais dañoo sax bàyyi marche def rassemblement ci bërëb boo xam ne yàgg nañ faa def marche yàgg faa def rassemblement mu dend ak place de l'Obélisque mais préfet fu mu taxawoon est-ce que mënul wéy di fa taxaw ba léegi parce que climat social bi ni mu demee ci réew mi ak étudiants yi temps yi réew mi moom ci li baax la amul ruq bu sedd maanaam ci réew mi yëpp ay baax est-ce que dans ces conditions là organiser ay rassemblement est-ce que état bi tam quelque part mënul jafandu foofu pour mën leen a ay seen dox bi mais ñun loolu toppatoowuñ ko ñoom ils n'ont qu'à régler le problème des Sénégalais loolu seen ñoom seen souci la loolu temps bi jeex na ñoom ñoo am souci wu jafe-jafe sénégalais ban message ngay lancé message bi waaw ñu ngi def signe sama message mooy que sénégalais yëpp génn massivement vendredi bii place Sing Sing rond-point Sing Sing allée de Centenaire ñu génn ñu ñaawlu suñu justice bii tëddeewul njaaxaanaay sénégalais yëpp bu ñu génnee insha allahu rabbi benn jéego la nag ci jéego yi ñu nar a teg yëpp
parce que yamuñu foofu. danañ wéyal waxtaan yeeg société civile bi. politique yeeg acteurs yëpp. di continuer def ay série d'action ba keroog ñuy jàpp ne assises nationales yi lañ tënkoon ca justice wala boo keneen ak keneen wala magistrat yi lañ tënkoon. boole nañ ko. tinki ko teg ko ci kaw table yi pour une justice bu gën a baax. c'est bon teg ci ñu bàyyi kilifa am na tous les loolu moom exigence la fi mu toll nii. nañu bàyyi kilifa amul lu muy def ci kaso bi. nañu ko bàyyi bu fa fanaanee benn 24 heures bu mu ci heure bu kilifa def ci kaso bi rek. injustice la buy tegwaat ci kaw ndoddu Sénégal te. loolu dafa ñaaw ci image du Sénégal. jërëjëf Thiat ñu lay jaajëfal di ko gërëm bu baax di ko sant bi ngi doon ajaratu. xaw nañu xaabaabal. kon ñu bàyyi la kàddu gi. waaw en tout cas kilifa ñu ngi koy ñaanal moo